waaw ñu ngi nekkal fii kenn ci papa yi mooy ñaari xale yu jotoon faatu Matar Diop gis nañu xale yi ci anam bu ñu décédé maanaam tey ji lan ban yëg-yëg nga am. waaw yëg-yëg moom am moom parce que Touba la ma fekk mais yëg-yëg bu ma am moom daanaka moom dafa kaaw garaaw la waaw parce que en général chauffeur dañuy def loo xam ni man nu ma gis mooy dawal maa tey dawal maa dañuy def dara parce que su waxee ñaan ay erreur laak ay dugg na fekk man daal lu may kii mooy yoon def liggéeyam daal parce que mu def moom dafa garaaw ñaari xale yu bokk ndey ak baay nga rey leen sur le faux dafa ñaaw trop ñëpp ngay ñaawlu dafa ñaaw trop xale kenn ku mu tudd Mama Yande ak Mohamed waaw Mama Yande ak Mohamed kenn ki yaayam la ko tuddee kenn ki Mohamed de chauffeur moom li nga xam moom gendarmerie téenoo ko mais li nga xam mooy yoon def liggéeyam rek parce que chauffeur fu mu dal baaxut waaw. bon yëg-yëg bi benn yëg-yëg la xam nga doomu aadama moom dafa bokk ci loo xam ne sunu borom moo ko sàkkal boppam kon boo demee ba ñàkk ko waxuma laa nga ñàkk ci ñaar ñoo xam ne ñoo bokk ndey ak bàyyi loolu moom loo sentirut ne méttit rek ñun ñi mu dal tey yëg nañ ne méttit la waaye nag méttit boo xam ne nii sunu borom moo koy teg jaam bi te moo sàkk jaam yi teg leen méttit boobu loolu duñu mën a def lu dul sant yàlla yàlla mi nga xam ne nii mooy maye bu ñu ko mayutoon du ko jël kon dañu koy njëkk a delloo waat yëfam moom moo leen moom ñu ko siy sant di xam ne xale yi ay tuut tànk lañ yoo xam ne nii mun naa wax ne bu ma juumut si alxuraan am naa yaakaar ne yóbbaale wuñ bàkkaar te am na lu ñuy fànqal seeni waajur loolu moom laa ne woon naa ko si wax ñaareel ba bon accident yi ñu ngi bëri nañ bëri goo xam ne il faut que autorités yi jëlaat ay mesures ci oto yi surtout ma visite technique yi parce que da ngay gis ay oto yoo xam ne da lay leer yàlla ne la oto bii warta daw oto bii da lay leer ne la bii warta daw waaw non marque bi quelle que soit marque bi mais norme yi ci war daal nañ koy dem di ko defee ji ci service compétent yi nga xam ne nii ñoom fa lañ war a taxaw techniciens yi qualifié ci loolu ñu leen di fay taxaw xool ko saytu ko def ko nam ko war a defee mais bëgg a jël loo xam ne nii da ngay jël benn carte grise ñu yónnee la ko suma classe gi ñëw jël benn 50 000 jox la nga dugg ci biir jël cachet bi cacheté jël xam nga signé defar bàyyi oto boobu muy dem di circuler di rey ay nit wala muy def ay dégâts yoo xam ne nii des dégâts mortels wala des dégâts lu mu mën di doon loolu vraiment état bi war na ci bàyyi xel te ñu bàyyi xel aussi si bon bëri na yeneen certains chauffeurs yoo xam ne nii autorités yi surtout le ministre des transports ak le ministre de l'intérieur war nañ bàyyi xel si yenn genre basang yi ñuy defal gars yi quand on dit basang c'est les attestations da ngay jël benn numéro nii rek créé ko nii rek defal ko benn nit mu dawal ci 48 heures 24 heures il gagne un truc et puis voilà loolu war nañ ci bàyyi xel encore une fois di leen remercier di leen wax ne daal waaw ñu ngi hôpital di def autopsie bi non pour le moment bàyyeeguñ leen ñu ngi ci autopsie bi ñu ngi xaarande ko gum di waaw. mais enterrement bi encore c'est pas prévu. non pour le moment mënaguñu wax dara parce que ginnaaw dañu nekk ci loxoy yoon boobu tant que jógewuñ ci ñun mënaguñu wax mais li wér te wóor daal mooy démb la ba tey kon ñooña ñu ngi dund ci naqar yu bëri di dund ci coono yu bëri donte nekkatuñ ci taaru duniyaa it waaye ñu ngi ci méttit ak naqar kon ñu jàpp ne heure bu leen yoon yéewee rek ñun aussi dañ leen di jébbal seen borom ngir man leen a suturaal te ñaanal leen suñu borom xare leen àjjana may mu gëj ci kër gi gëj ci njaboot gi ñaan ay waajuram lii yàlla bu mu leen topp ñu ànd ak dal. Fatou Thiandoum El Hadj Gaye As Gaye waaw. bon ku mag kii à peine ay 8 ans yaa Mama Yande la tudd yaayam la ko tuddee moo doon taawam
keneen kii 3 ans quelque chose comme ça waaw man nag seen papa mooy suma rak waaw man waaw seen papa man mooy suma rak. waaw loolu xam naa ne après parce que bon fii am na fii des personnes compétentes yoo xam ne nii bu ñu waree yegg si loolu ñooñu danañ xam fi ñu war a jaar danañ saisir ak qui de droit xam oto yi si ban norme la doon dawee assurance am ak pièce am yeeg yooyu yëpp taxi bi est-ce que moom itamit amoon na si norme yi mu waroon nekkoon yooyu yëpp tout ça loolu moom bu ñu si yeggee am na fi des gens compétents yoo xam ne ñu ngi si république bi ñu ngi si nguur gi bokk nañ si nguur gi si côté bu ne boo xam ne nii mën nañ koo saytu ba ëllëg li si war yëpp ñu teg ko si waaye bu loolu yëpp jàllee it nañu xam ne lépp si suñ borom la rek. waaw loolu j'interpelle le ministre de la santé en l'occurrence Abdoulaye Diouf Sarr bi nga xam ne nii tey lii si goxam la dal muy meeru Yoff jàpp naa ne yëg na ko xaj na du ñàkk dana fi ñëw wala mu yónnee fi waaye nañ jàpp ne ak mbas mi mën naa bañ a am jot waaye loolu yëpp daanaka ñoom seen teewaay ak seen ñàkk teewaay yëpp ñun li ñu war si suñu njaboot li ñu war si suñuy doom danañu ko def danañu leen taxawu wasalaam. di masawu papay xale bu góor bi ak yaayu xale bu góor bi ak famille bi yëpp moom lii moom ku ko gis xam ne yéeme na lool donc métti na mais jaam ak pexem waaye yàlla ak dogalam aussi donc yàlla moom bu yu mel nii bu xësee ba wàccee ko ci askan rek fu mu ko wàccee rek dafa metti mais dañuy dal di sant yàlla nu mu metti dañuy sant yàlla donc di ñaan yàlla xale yi yàlla yërëm leen xaar leen àjjana. waaw bon lu ñuy xalaat bon sans remettre à Dieu donc yàlla mi nga xam ne moom moo dogal li di ci sant yàlla bu baax bien vrai que métti na lool famille bi métti na as bi nga xam ne mooy papay xale yi gis ngeen ko bon yaayu xale yi aussi métti na maamu xale yi aussi métti na donc man métti na méttiwaay boo xam ne mun nañ ne fii la commencé waaye kenn xamul fu mu yam. waaw en tant que père de famille en tant que doomu aadama d'abord donc di massawu di méttidu lii di ñaan yàlla aussi bon nit ñi aussi chauffeurs yi yeeg ñeneen ak ñeneen ñun ñëpp ku ci nekk ñuy gën a am conscience bon ñuy gën a toppatoo oto yi parce que oto yi dinañu indil xaalis ak yëpp tout ça mais ñuy toppatoo oto yi di jël ay nit ñoo xam ne quand même c'est des gens responsables ñu leen di jox oto yi parce que loolu aussi daf ci am solo parce que lii xale yi génn rek même pas 10 minutes ñu oowaat leen ne leen seen i doom dee nañu donc lii dafa metti donc di ñaan yàlla lu mel nii bon vraiment bu mu amati donc ñi nga xam ne surtout ñoo yor oto yi ak état bi nga xam ne vraiment ñooy délivrer yenn papier administratif yi si oto yi ñu gën a jël seen ay responsabilités waaw parce que yu mel ni dara jaru ko waaw lu mel ni dara jaru ko maintenant ñuy gën a ñaax nit ñi muy état bi muy transporteurs yi muy chauffeurs yi kenn ku ci nekk rek ngay gën a xam bu baax li ngay def boo génnee sa kër ngay doxal yoon daal waaw parce que lii métti na méttiwaay boo xam ne comme ni mu leen ko waxee am na fu mu commencé waaye amul fu mu yem. ñu nekk ak fii kenn ci riverains mooy monsieur Diarra tey jii noo dundee situation bi nii actuellement. waaw situation bu difficile la parce que boo xoolee lii suñu ginnaaw rek dina la wan ni démb li ñu dund fii lu métti la et que peut-être nelaw démb ci guddi xaw naa jafe parce que boo xoolee ñu ne la ñaari xale ñoo fi perdre la vie ñaari xale yoo xam ne amaguñu 10 ans ak kenn koo xam ne benn góor bu doon jaay ak camion bi diri ko daggat ko pratiquement dafa ñaaw et que lii daf ñu war a pousser ñun ñëpp sénégalais ñu réfléchir par rapport ak ni ñuy comporté woo bu ñu yoree oto bu ñu nekkee suñu biir kër bu ñuy defar sax ay prise courant ou autre parce que l'accident est vite arrivé kenn mënu ko contrôler et que perte bu dee nit dafa xoosu sax ci lenn lu xew metti na asamaan nag ñu ne la daf ko mujj tas ba sapeur yi dañu amoon problème pendant des heures pour dagg tool bi pour mën a génnee xale yi ci nekk moi je me dis que jot na sénégalais bu nekk réfléchir te xam ni lii am nii mën na doon moom mën na doon njabootam mën na doon ñoo xam ne dañ ko jege lool mais comme on dit l'enfer le Sénégal il pense que l'enfer c'est les autres
muy yow muy man toujours on pense que tant que sama kër lakkagul kër gi di lakk ñoo ko def ils n'ont pas bien branché leur prise xam nga kii li mu def nii moom la moo ko tey alors que ñun ñëpp ñoo war a rééduquer suñu bopp xoolaat ñun lan la ñuy def nguur gi mesure yu mu war a jël mooy en terme de visite technique mu contrôler bu baax parce que ce camion dont on dit que frein yi dafa dagg yàlla moo xam lan la visite bi di joxe lan la enquête bi di joxe mais su fekkee loolu la ça veut dire que visite technique ba mu amoon baaxul su fekkee am na ko autre chose xale yi nga xam ne dañ leen di jox permis parce que d'habitude camion yi da ngay gis xale yi tuutee koy dawal génnee seen loxo teg seen casquette dëngal ko di def nu mu leen neexee yooyu yëpp c'est des choses sur lesquelles l'État doit veiller xëy na ñu ngi def ay efforts les policiers les gendarmes les agents de sécurité sur les routes là sont en train de travailler mais li ëpp solo tey mooy que nañu liggéey pour que sénégalais bu nekk mën a yaru boo xoolee période état d'urgence bi accident yi wàññeeku woon na lool daawoon nga toog presque 3 semaines doo dégg benn accident sinon ay choc yu ndaw ngay dégg nit ñëpp demaat seen yoon nañ ñu delloo ci loolu pour que ku nekk xam ni lii nii am lu doy waar la et que buñ ci jógul dina amaat mais bu amaatee toujours day gën a grave accident bi nga mujjoon dégg avant Covid bi ci pont stade Amitié bi la dame qui travaillait au port oto bi dañ ko tas ñi ci nekkoon ñëpp dee presque nii la woon tey jii nii fii tam nii la y a 3 morts 4 blessés c'est très difficile et que yàlla nañu yàlla dimbale mais il faudrait que tout un chacun réfléchisse ñu bàyyi ci xel la vie humaine est sacrée et que vie kenn du ko foowee ñii def lii au-delà sax ñu jox leen ay punitions sur le plan de la justice moi je me dis que est-ce que bu ñu tëddee dinañ nelaw c'est ça la question. waaw comme que camions yi moom kenn bàyyeegu leen comme li may wax sax amoon na benn arrêté xaw ma c'est toujours en vigueur ou pas boo xam ne da doon wax ni les camions les gros porteurs bu ñuy daw 0 heure à 6 heures du matin la ñuy daw sur le territoire communal de Dakar ñooñu comme que loolu amagul riverains yi lu ma leen di recommander muy man muy keneen nañu góorgóorlu gàttee seen ay doom xam ban heure la ñuy génn te lii sax du doon ay xale yoo xam ne dañ doon dem xale yi nekkoon si taxi la donc ça veut dire que mën na jóge fu nekk ku nekk daal ngay ñaan yàlla mu lay musal comme que ñaan moo fi des parce que pour le moment camion yi ma gis ni pareeguñu pour arrêter seen folie yi ñuy def parce que ñu ngi fi daal et que accident boo dégg bu grave ñoom ci lañ bokk il faudrait que ñoom aussi ñu jël ay mesures seen bopp ñi koy jox xale yi xool leen parce que lii ku ko def war na doy waar si sa bopp waaw